temps réel. Suivez-nous sur YouTube, Facebook et Instagram. Téléchargez l'appli Sénégal 7 sur Apple Store et Play Store. Sénégal 7, le roi de l'information en temps réel. Sénégal 7 bonsoir nuyu nañu leen di leen dalal yéen suñuy mbokku internautes yéen suñuy mbokku téléspectateurs yéen ñi safoo suñuy programme tey nag xam naa bu ngeen ma gisee plateau bi dina leen xaw a jaaxal tuuti waaye c'est ce qui fait charme télévision bii nii ñun ñëpp benn lañ te ku fi nekkul rek sa waay mën na laa wutu ndax liggéey bi ñun ñëpp a ko bokk Mbuub ngeen tàmmoon di fi gis waaye Mbuub c'est mon frère Mbuub ak Vito yëpp benn la vous êtes dans sama réew ñu dalalaat fii borom émission bi Imam Dramé islamologue politologue analyste politique ki nga xamante ne vraiment réew mi ñëpp rafetlu nañu ay kàddoom te bu àddoo ñëpp dinañ ko may nopp kon da ciy baax bu actualité amee wala réew mi bu xawee jaxasoo tuuti mu toog joxe ay kàddu wax ak waa réew mi Imam ñu ngi lay nuyu. waaw salaamaaleykum. waaleykum salaam maa ngi lay fay di la sant bu baax. ci dalal bi. te yow yaa may dalal. comme ni nga ko waxee Sénégal 7 moom famille la. te famille li muy wane mooy dañuy jàppalante. di la sant maa ngi lay suivre. di la encourager bu baax. di nuyu sénégalais yi nga xam ni ñu ngi seetaan sama réew. moo xam sénégalais yi nekk ci biir réew mi. ak ci bitim réew. di seet ñi nga xam ne ñu ngi ci kaso yi. parce que ñoom it ci réew mi lañ bokk. yàlla nattu leen ñu nekk ci kaso. ñu ngi leen di ñaanal yàlla génn leen fa. rawatina am na ñaar ñoo xam ne vraiment maa ngi leen di souhaiter ñu génn ci jàmm. ku mel ni kilifa bu yaanaa maar. ak keneen kii nu mu tuddati Simon. parce que ñooñu askan wi ci boppam ñoo leen soxla ci biti. te man Imam Dramé bokk naa ci ñi leen soxla ci biti. kon ñu ngi ñaan ñi nga xam ni ñoo leen fa teg. ñu oyofal mbir mi. ba bàyyi leen ñu delluwaat ci seen i mbokk. il paraît que rawatina koo xam nag dafa feebar. kon loolu maa ngi koy ñaan te rafet naa njort ni autorités yi dinañ ko dégg. di nuyu waa réew mi yëpp nag moo xam kilifa diine yi surtout. bu ñu nee kilifa diine yi nag diine yëpp église bi rawatina. église bi ñu ngi leen di nuyu bu baax. waaye di nuyu sunuy kilifa sunuy waajur xalifa généraux yëpp. comme ni nga ko waxee ñu fas yéene waxtaanee réew mi. parce que réew mi day toll foo xam ni. day baax nag nitu diine yi. ñu dégg seen kàddu. pour ñu xam lan mooy seen position. dëgg waaye boo gisee temps yëpp ñu noppi. wolof day wax ni buy taw kenn du fabeere. ngay xaar ba mu dal. te fi mu ne xam naa ne dal na. yëf yi dal na mais Imam man damay rafetlu sax jotaay bi. ndax man yàgg naa koo sàkku. invité la ci sama biir émission. waaye li ñuy wax sa jot daanu la ko woon may. dëgg la waaye li tubaab naan tout vient à point. dëgg la pour celui qui sait attendre. lu jot yomb waaw lu jot yomb daal. te yàlla def na ko tey sa biir émission laa la fekk si. nga dalal ma ci Imam jour bi ñu gis benn actualité politique bu gën a marqué sax. réew mi mooy convocation Barthélémy Dias bi. ñu ne 11 ans après. la ñu ko convoqué waat ci affaire u Ndiaga Diop. 11 ans après. ban déggin ngay am ci loolu. waaw xam nga mon frère. dafa am lu am solo ci réew. mooy justice. gis nga réew mën naa ñàkk lu nekk. réew ma continuer nekk am réew. waaye réew mënta ñàkk justice. rawatina nag bu ñu nee justice mooy justice bu équitable. gis nga damay delluwaat rek ci alquran parce que man foofu mooy sama repère. yàlla day wax yonentu salaay sallam ni ko yaa ayyuha allazina amanu kunu xawaamina bil qisti shuhadaa lillah walaw ala anfusikum. pour résumer mooy yàlla dafa wax yonent bi ni ko ô les croyants. observez strictement la justice. mu ni ko soyez des témoins véridiques comme Allah l'ordonne. fût-ce contre vous-même contre vos pères et vos mères et proches parents. maanaam li yàlla bëgg a wax mooy dañu yéen ñi gëm yàlla. dañu yéen ñi gëm yàlla na ngeen fexe ba ngeen teg justice bu maandu. donte justice bi ki ngeen koy teg seen mbokk la ku leen jege la donte yow sa bopp la mbir mi dafa dal sa kaw. na nga fexe ba boo koy atte na nga ko atte ci ak maandu. donte mbir mi dafa dal ci say ñaari waajur
boo koy àtte na nga ko àtte ci ak maandu. donte dafa jege ñaale sa jege ñaale la wala sa jege ñaale ci wàllu parti comme niñ ko mën a misaalee tey. mais réew mi tey bu ñu waxantee dëgg mon frère li nga xam ni tey képp ko xam ni as gor nga tey jullit. te gëm ni yàlla rek moo fi nekk. gëm ni yow di nga dugg bàmmeel wax ak malaayika mooy justice su Sénégal tey nit ñi dañ cee liñ naan crise de confiance moo ñu dal ci sunu justice bi. te gis nga réew crise yëpp nag crise de confiance moo ci gën a bon parce que liñ naan al fuqdaan al amal. moom la arab de fuqdaan al amal. parce que crise de confiance li tax mu garaaw mooy même boo waxee dëgg. même bu fekkee da ngaa nekk ci dëgg. nit ñi dootuñu la gëm. est-ce que da nga wax bi. dégg naa ko bu baax donte yow. tey justice su Sénégal ak li fi jot a jaar depuis Macky Sall jël réew mi. parce que Macky Sall lañ mën a waxal parce que moom lañ dénk réew mi nag. te moom moo laajoon réew mi ni mën na koo soppi. kon ñun ñeneen li fi jot a passé duñ ci wax li ñuy wax ni mooy li teew donte waxuñu ne justice bi ci nguuru Macky Sall la commencé am problème tamit. justice naka jekk réew mi justice musu fee am ñàkk justice moo taxoon ñu sacrifier ku mel ni Mamadou Dia. yaa ngi dégg mais comme dañuy wax ni al liñ naan li xew. mooy nguuru Macky Sall dafa def bari ay erreurs yu ñu def ci justice bi commencé ko ci seen ay adversaires politiques gis nga ku mel ni Karim Wade boo fàttali ko biñ koy lancé CREI yi Sénégal ñëpp a ci àndoon man mi di wax dama ci àndoon. dama gëmoon ni Karim Wade dañ ko war a jàpp parce que booba ku ne xam na ni responsabilité yi ñu ko joxoon ci nguuru Ablaye Wade bari woon na bari goo xam ni laajoon na ñu def ko audit pour xam alalu réew mi doon jaar ci loxoom fan la mujj. waaye bi affaire bi déparé ñu épinglé ci 25 personnes. ñu xëy dégg ni Karim Wade exilé nañ ko ma nga dëkk ba nu mu tuddee Doha. Ousmane Ngom mi nga xam ne moo doon ministre de l'intérieur ci jamono boobu nga xam ni ku dee ci nguuru Ablaye Wade. loxoom a ngi ci biir ñu xëy dégg ko ci Macky Sall. dee c'est-à-dire. ñi faatu maanaam le 23 juin. ñi ci faatu. événement yooyu fi amoon Ousmane Ngom moo doon ministre de l'intérieur jamono boobu. kon moom amoon na ci responsable. parce que damay ñëw ci historique bi pour ñu xam ni. li ñuy wax ni waxuñu ko pour sànni dañuy wax ay fait. Ousmane Ngom moomu bokkoon na ci ñi ñu épinglé woon. Ousmane Ngom la ñoo xëy rek dégg ko ñu ni moom Macky Sall ñu ngi ànd jëm ci dëkk bu ñuy wax fële Guinée. maanaam ku mel ni ki nekk tey Omar Sarr bokkoon na ci 25 personnes yi. tey Omar Sarr day toog conseil des ministres. maanaam ñu xëy waxi kër yi kenn waxatu ko même Aliou Ndao ma yoroon dossier ba. dañoo xëy limogé ko ci ab SMS en plein audience lañ ko limogé. lii ay fee la yoo xam kenn mënu ko dindi. loolu Sénégalais yi bàyyi noonu parce que booy soog a yor nguur dañ lay tolérer lu baree bari. Khalifa Sall ku ne xam na ni li ko yóbbu kaso man li ma jàpp imam Dramé mooy ay ambition politique. PS dañoo bëggoon a ñëw seey ci biir APR Khalifa Sall bañ ñu xëy indil ko projet caisse d'avance la xaw ma. ba jàpp ko ci tëj ko ci kaso bi. kon bu ñu toogee fukki at ginnaaw bi. ñu xëy rek indil ñu ab dossier maanaam feeñalaat dossier wu Barthélémy Diaz ci contexte élection képp kuy nit laa wax tey xalaat. sa xel dina ñaaw ci ni li ñu nar mooy. liñ na wolof naan ñam naa ko neex na du ma ko bàyyi. loolu nag gënul ci réew mi parce que réew li ma la wax sànq dafa am solo réew mën nañoo ñàkk lu ne ba mu des justice mon frère. moo tax man damay lancer un appel solennel. boo wax ñi yor réew mi ak ñi ŋànk justice bi ma am ci ñoom respect trop gëm ni réew mi rek lañ bëgg loolu laa jàpp. parce que dama jàpp ni ku bëgg réew mi dama jàpp ni ku bañ réew mi amu fi. mais nit nag mën na dem ba nguur àgg ko ci foo xam ni. dootul gis li tubaab bi naan le pouvoir rend fou nguur day def loo nit. mais imam est-ce que crise de confiance boobu tamit jengul parce que bu man ak yow bu ñu amoon problème tey jii. waaw maara day taal yàlla bu mës a am. da ngay dem porter ma plainte. waaw boo jàppee sàcc. da nga koy yóbbu police. xale yi ñuy jàpp ramasse leen dañ leen di kii. dëgg la ñooñu nangu nañ justice bi seen kaw. waaw waaye une fois justice bi tegu ci
kaw wala ndodd koo xamante ne politique la rek. waaw yéen ñi nga xamante ne ay analyste ngeen. waaw da ngeen di profité ne yëf yi dafa jeng. léegi dafa jeng ci boor bi ñee daal wóolu nañ justice. mais ñii moom est-ce que ñii tamit du. très bien xam nga mon frère. du làqukaay bu ñu ko defee rek. benn da ngaa laal question bu am solo. boo xam ni dafa baax ñu leeral ko ak responsabilité. man justice bi dafa jeng tëbbuma rek wax ko parce que dañoo woo Barthélémy Dias dama la indil ay faits yu fi jaar. ñoo xam ne ñëpp ay adversaire politique gu Macky Sall lañ. te ñoom ñëpp dañoo xëy justice moo leen tere bokk. Karim Wade justice moo ko tere bokk. Khalifa Sall justice moo ko tere bokk. mais est-ce que tooñuñu tamit li ñu def tamit est-ce que normal waxuñu ni def nañu wala deful. mais am na ñu def li ñu def te ña nga toog fañ toog. loolu mooy li naqari nit ñi maanaam 2 poids 2 mesures bi ci am. kumba am ndey gi ak kumba amul ndey gi mooy li naqari nit ñi. parce que man du ma juge ba xam def nañu wala defuñu encore une fois. mais man li ma jàpp ci réew mi mooy ko xam ne adversaire politique gu Macky Sall nga rek sa benn tànk ma nga kaso. loolu ay fee la dinaa ci ñëw ñii wax naan xam nga kaawu Barthélémy ñun dafa ñu fee fekk. Barthélémy Macky Sall moo ko jëloon. Macky Sall moo ko jël. dugaloon ko ci liste Benno Bokk Yaakaar. te bi mu koy jël booba fekk na affaire Ndiaga Diouf am ba noppi. xanaa kon ba mu koy jël du ko dugal ci liste Benno Bokk Yaakaar ba muy nekk député xamuloon ni daa rey nit. gis nga contradiction yi ni mu amee. ça veut dire nekkuñu fii pour di nekk billahi man loolu laa gëm. sama bàmmeel gëm naa ni Barthélémy du ma fa fekk. man dama gëm ni dafa am loo xam ni dafa rafetul tey ci Sénégal nañu organiser élection yi képp ku ci bëgg a bokk ñu bàyyi la nga bokk Sénégalais yi tànn ku ñu fal. ñu bàyyi la nga doxal. parce que Macky Sall bu doon nii muy def nit ñi moom lañ ko def. du fi nekk ministre de l'intérieur ba fiy nekk premier ministre waxuma la ak président assemblée nationale ba tey mu jiite réew mi. gis nga lii képp ku ko wax. jàppal ni moom nga war a wax kuy wax leneen xëy na da ngay wax rek pour lu neex nit. te ñun moom buñ naree toog di wax pour lu neex nit wala lu parce que nit fii yaa ngi wax pour nit kontaan wala pour mer waroo wax. rawatina ku ñu tuddee nitu diine gis nga man benn référence laa am ci Sénégal muy Cheikh El Hadji Abdou Aziz Dabakh. maam Abdou gis nga contexte yi bu daan am da daan tranché dëgg. gis nga tey lii dëgg. mooy bu ñu manipuler justice bi ci kaw ay nit. yaa ngi dégg parce que réew mi bu ñu naxante régime présidentiel la ñu nekk. Macky Sall mi fi nekk moo yilif ministre de la justice. ministre de la justice moo yilif procureur. lu leen neexul du am ci réew mi. lii gor ñi war nañoo koo wax. ak responsabilité parce que réew mi buñ toogee naan di bëgg lu neex ay benn groupe wala benn clan bu réew mi tàkkee ñun duñu daw. man mënumaa génn réew mi man réew mi bu doon tàkk fi lay toog. aw ma ñaari nationalité bëgguma ko. te yaa ngi ci tool yi. te maa ngi ci daara ji. xoola ak ci tool yi. parce que yooyu la fi mag ñi bàyyi. dëgg la de. ci daara ji laa jóge nii su ma paree fa lay dellu. te dama gëm ni sama wërsëg kenn yoru ko. kon war nañoo mën a waxante dëgg balaa Sénégal a tàkk. mais balaa ñuy ñëw sax ci tàkk Sénégal gi. phénomène bi ñu gis fan yi ku ñu convoqué rek. nga au lieu nga jóg dem wuy ji yow kese. mais da ngay ànd ak sa gàngoor. ànd ak sa mbooloo. yooyu noonu di indi ay sànnante lacrymogène ay xale di ci gaañu ay biir di ci gaañu est-ce que rafetul buñ la woowee nga génn yow kese dox dem wuy ji ak te bañ a créer benn boucan. waaw loolu tamit. loolu c'est important mbir mu bees moomu. xaw ma lu bees la xaw ma. loolu moom du lu bees. loolu nit ñi mooy xam nga malheureusement. Sénégal journalistes yi am na ci ay ñoo xam ni ay professionnels lañ. man naw leen trop mais am na ñoom dañuy gaaw a fàtte xaw ma. am na ñoom comprendre nañ dañuy gaaw a fàtte mais am na ñoom dañuy fàtte parce que te fàtte xaju fi Idrissa Seck. bi ko fi commissaire Assane Ndoye woowee. loolu fi la ñu fekk ñun. Idrissa Seck di wër Ndakaaru yëpp ak otoom. Sandaga ak université fépp mu jaar fa. Assane Ndoye toog di ko xaar rek. toog di ko xaar ba mu ñëwee mu laaj ko nit yaa ko woo heure bu ko neex lay ñëw. nit ki yaa ko woo bàyyi ko mu am na droit ànd ak ay nitam. rawatina ab leader buy wutum réew buñ naxante. Macky Sall bañ ko convoqué Colobane man mi ba ma fay dem tàgguma woon kenn. loolu fàtte xaju fi. loolu journalistes yi koy wax ñenn ñi dañ leen a jox xaalis pour ñu koy wax. yaa ngi dégg man maa ko wax. am na ay journalistes yu ñu jox xaalis. non man dama lay wax lu leer. bari na journalistes yoo xam ne fi mu ne bu ñu waxee rek da nga xam dañ leen a ger man Imam Dramé la ko du ñëpp nag. parce que am na fi ñu sérieux
nekk ay jullit fas yéene nekk ay gor. mais am na fi ñoo xam ne jaay nañ seen éthique ak morale bu yàgg loolu mooy dëgg. te nit ñi xam nañ leen xëy na wax ko dañoo xam ni lu waaye ren di sa loxo lay nàcc. am na loo xam ne fàtte xaju fi. lii dëgg mooy nit ki buñ la woowee say mbokk ngay àndal di wuy ji mon frère. yow mi buñ la woowoon tey waa Sénégal 7 duñ toog man mi du ma toog. damay ñëw yàlla na yeex. man buñ ma woowoon est-ce que yéen da ngeen di toog. déedéet Sénégal ñoo la tëddee. Barthélémy Dias dañ ko woo. ñi mbokkal coalition. jóg ku mel ni Ousmane Sonko jóg. ànd ak moom loolu amul dara lu ci nekk nañ leen accompagner ñu wuy ji loolu rek moo ci war a am. man nag ñi ma xam ni dama leen di féliciter. te loolu man sama responsabilité la man maa ko jàngat ba gis ko. mooy jàpp naa ni gis nga lu ñu mën a wax ci réew mi ak lu wax ji bari suñ police bi ñu am. ak gendarmerie buñ leen bàyyee man dama gëm ni buñ leen bàyyee rek kenn bañ leen a manipuler situation réew mi lu mu tàng mën nañ ko gérer. parce que bërki démb. donte dina am ay erreur te erreur yooyu dinaa ci ñëw. bërki démb coow li bari woon naa. Barthélémy day wuy ji wala du wuy ji. waaye gis nga ni lu metti gérer nañ situation. gérer nañ ko. te ñoom it dañ fee toog pour gérer situation bi. mais li nga xam ne laa jàpp ni moom la ñu war a nangu ñoom. mooy ñu leen di pousse ci kaw population bi. ñuy dal ci kaw population bi. parce que loolu xoola man dama jàpp ni Macky Sall jaru ko. Abdoulaye Wade jaru ko woon. Ousmane Sonko jaru ko. Barthélémy Dias jaru ko. parce que fii ñun Sénégal ni ñu yàlla suñ société ni mu bindoo mooy fii boo yoroon grade bi gën a fort da ngay am sëriñ. bu la waxee nga dégg wala nga am dëkkandoo ngeen di demalante di dikkalante. kon am na loo xam ni maanaam nguur waru la ko defloo ba nga def ko. loolu message bu may lancé la. maanaam ñi yor sécurité réew mi. ñu xam ni réew mi moo leen di fay. Macky Sall nekk fi dañ fiy nekk Macky Sall jóg fi dañ fiy nekk man d'accorduma ñu armé leen pour ñuy dal ci kaw population bi parce que loolu bu amee day jur mbañeel ci suñu diggante. te gis nga bu ñu naxante. ginaar sax boo ko poussé ba mu sës bu amul solution sa kaw la jëm. te ñun waruñoo àgg foofu. parce que politiciens yi Macky Sall bi coow li mettee dafa tel avion dem France loolu dañ cee war a jàngat dañ cee war a taxaw. parce que yow réew mi mënta nekk ci situation bii mu nekk. ñu naan réew mi dina tàkkam du tàkk nga jël sa avion dem. jël avion dem on vous rappelle que vous êtes sur Sénégal 7 yéen a ngi seetaan sama réew. Vito Gaye ci ñu ànd ci ak oustaz Imam Dramé. politologue analyste politique islamologue. ñu rafetlu bu baax ay kàddoom. ci mbirum jël avion boobu. dem Imam dama bëgg ñu taxaw ci tuuti. ak parce que damay wax ci violence. dama bëgg ñu wax ci violence bi nga xam ne. nemmeeku dañ ko te élection yi jotagul. ndax élection yi ñu ne c'est dans un mois Ziguinchor gis nañ fa la fa xewoon Ndakaaru gis nañ fi li fiy xew te à chaque fois ñu ne président bu dara di xew day jël avion am dem je sais pas coïncidence la. wala c'est fait exprès. man loolu damay bàyyi nga àddu ci question laa lay poser. waaye tamit damaa bëgg juste ñu wax ci. violence bi. solution bi lan mooy solution pour ñu dem ci ay élections yi nga xamante ne. dina apaiser wu sax waaye taamoo lu période électorale loolu baaxoon nañ ko gis ci ay violence ak yu ni mel. waaye mu doon lu nga xamante ne lu normal la. te mu tegu ci yoon surtout. gis nga Vito violence moom kenn la arrangé wul ci réew. arrangé wul opposition arrangé wul pouvoir. arrangé wul la yow arrangé wu ma man. arrangé wul police ak gendarmerie. kenn la arrangé wul ci réew. dëgg la kon jàpp naa ni képp koo xam ne ni ab sénégalais nga. te yëg sa responsabilité. rawatina ngay ak kilifa diine. moo xam diine joo mën a doon. wala ngay porteur de voix. war ngaa yëkkati sa kàddu wax ci violence bi am ci réew. te wax ko ci kaw nit ñi dégg la parce que da ngay wax pour ëllëg lu xew. yow ñu ne waxoon nga. magum waxoon naa. non maanaam da ngay wax pour ëllëg lu xew ñu ni yow waxoon nga. waaw mais doo wax pour lu neex kenn wala pour kenn mer. lii dëgg mooy Sénégal ñaari diine yi fi nekk kenn d'accordul ci fitna ndax Sénégal diine christianisme moo fi am ak diine l'islam di majorité. bu dee l'islam li mu wax ci fitna wax ay aaya yu leer la. ak i xadis. yàlla nee na
na ngeen ragal yee fitna joo xam ni bu accès ci yéen du yem ci yéen képp yonent bi ni fitnaa ngi nelaw képp ku ko yee yàlla rëbb na la loolu leer na mu des nag lii tax violence bi du am bu ñu naxante violence lenn rek kay tax du am mooy règle du jeu yi maanaam constitution bi ni mu ko tegee loi yi kenn ku ci ne lim la may ñu bàyyee la ko est-ce que xam nga fi may waxee kenn ku ci ne am nga lu la loi yi may ñun ci république lañ nekk bu ñu organiser wu kenn ku ne la nga moom nañ la ko bàyyee opposition bi seeni àq nañ leen ko jox maanaam pouvoir bi tamit seeni àq ñu jox leen ko mais bu ñu naxante mënuñu toog ci réew moo xam ni dañu ni liste Benno Bokk Yaakaar yëpp baax na kenn rejeté wul benn liste Benno Bokk Yaakaar mbirum liste yi sax bëgg naa ñu ñëw foofu laay ñëwee parce que loolu mooy vrai mooy violence appesantir rek parce que mbirum violence boobu dafa am benn sortie bi ci président def démb te dinaa ñëw ci sortie président mais li ñëw ci li indi violence bi parce que li indi violence bi parce que violence verbale ci lay commencé dëgg la soog a violence physique soog a ñëw violence verbale bi li ko indi pour le moment mooy dañoo invalider liste opposition bi. ndax violence bi imam pour bañ la dog tamit. tàmbali na. laataa ñuy. non violence moom yàgg na fi mais pour le moment nii li nga xam ne laa jàpp ni moo nar a indi violence bi. dëgg la ca kanam man ci laay analyser. donc violence moom at yi yëpp jógul ci réew mi. mais violence électorale moo gën a dangereux. parce que day taal am réew. surtout réew yi tàkk ci Afrique yëpp ay élection ko taal. dëgg la élection nag réew mi am nañ ab code boo xam ne dañ ko bind. ñëpp yem ci code électoral bi nañ ko respecté ku ci ne la nga moom ñu jox la ko préfet yi ñu xam li fi seen pouvoir yem ñu yem fa li nga xam ni seen pouvoir àggu ci ña ca seen pouvoir àgg ñu bàyyee leen ko mais bu ñu naxante kenn mënul jël waa Benno Bokk Yaakaar ñëpp ñu ni seen i liste mat na waa opposition bi seen i liste ñu koy rejeté moo tax maa ngi kontaan bu baax di rafetlu li cour d'appel def loolu mooy responsabilité wane ni préfet yi loolu ngeen di wax seen compétence àggu ci daal di valider waat liste yi gis nga parce que réew mi képp ku gëm ni dañuy dem ci ay élection Macky Sall kese dem ci nga jàpp ni réew mi day apaiser yow yaay ennemi Sénégal parce que loolu mënul nekk parce que nit boo ko xañee mu bokk ka ko xañ mu bokk du nangu mu bokk dëgg la kon bu ñu naxante xam nga man ñun nekkuñu fi comme li tubaab bi def nii di wër-wëral ñun dañuy wax problème fi mu ne problème bi fi mu nekk nañ bàyyi ñëpp bokk ku bëgg a bokk sénégalais yi tànn ki leen doy ñu fexe sénégalais yëpp jot seeni carte yaa ngi dégg leneen luñ fi wax def lu dul loolu bu fitna amee ki tere nit ñi bokk kooku moo indi fitna ji xam nga fan yi yaa ngi dégg ay certains analystes politiques ñu ngi toog ci plateau yi naan non opposition bi dañoo bëri fitna non buñ naxante opposition mënul yëngal réew parce que opposition amul armée amul gendarmerie yaa ngi dégg te fii bu ñu waxantee dëgg opposant bu fi yor arme ci poosam amul xanaa kuñ bëgg a fetal nga fayu comme nañ def Barthélemy dañ ko fekk këram ci maireem lañ ko fekk yaa ngi dégg bugg ko agressé te man képp ku ma bëgg a agressé man dama yor arme dama la koy dóor man imam parce que kooku self défense la loi bi moo ko mayee kon nañ waxante dëgg te bàyyi caaxaan ak tappale lii dëgg mooy nañ fexe ñëpp bokk bu ñëpp bokkee rek ñu organiser ko ci façon boo xam ne nii Sénégalais yëpp dinañ leen may possibilité ñu tànn seen maire buñ ko defee réew mi dara du fi am réew mi terroriste amu fi bu ñu naxante réew mi ku gëmul république amu fi force occulte amu fi xam nga kan moo fi am ab citoyen bu gëm démocratie te bëgg réewam te réewum am lu mu ko jaral te Cheikh Hadji Abdou Aziz sama sëriñ dafa am lu mu daan wax nee na nit boo nekkee ci dëgg nit nekk ci ay fen ki nekk ci fen yi lépp lu mu ko jaral yow mi nekk ci dëgg na la jaral lu ko ëpp mais imam est-ce que violence tamit parce que opposition Sénégal dafa mel ni dañoo natt seen bopp waaw li ñu nattee seen bopp mooy leer na leen depuis le 8 mars événement mars yi fi xewoon leer na leen ne fu mu toll nii bu ñu woowee nit ñi génn leen ci mbedd bi nit ñi dañuy génn fekk si leen looloo daloon Ousmane Sonko ba mu ne génn leen nit ñi dañoo génn si looloo dal Barthélémy Diaz barki démb ba mu ne nit ñi génn leen nit ñi dañoo génn ñu natt seen doole noonu ba tax lépp lu xew rek ñu bëgg a génnee nit ñi ci mbedd bi ci même avalanche bi ci la Macky Sall addu démb foofu ca Paris ne
munuñ koo xoqatal parce que yi ñuy def noonu moom jàppee na ne dañ koy xoqatal. mu wax ne moom ba dara newutee ci loxoom sax. munuñ koo xoqatal waxu malaak ba léegi lépp nekk ci ay loxoom. mu ne kon ñii daal yi ñuy def di wàccee nit ñi ci mbedd beeg yooyu noonu moom ferejewu ko ñeente daal moom. waaw xam nga loolu man bi ma ko déggee man damaa rus xam nga lu tax ma rus. Macky Sall tey li ñuy xaar ci moom. ak fi situation réew mi toll. jàpp naa ni du kàddu yooyu la ñuy xaar ci moom. Macky Sall kenn amul intention xoqatal ko. man loolu laa gëm. mais gars yi dañ koy jéem a xoqatal de ndax mon frère parce que li may wax dafa sérieux dañuy wax ci président de la muy ab institution. parce que dama gis gars yi ni ñuy waxee parfois dañ koy inciter waxatuñ sax président Macky Sall léegi Macky Sall la ñuy wax. waaw mais loolu dinaa ci ñëw. di def yooyu naan ko Macky na def lii bu bañee lii de am. non loolu yooyu noonu loolu laa la bëgg a wax ni man. cautionné wu ma lépp luy injustice ak fu mu mën a jóge. moo xam dafa jóge ci opposant wala dafa jóge ci pouvoir. dafa fekk ne nag olof nee na ku boot bukki xaj baw la loolu olof wax. Macky Sall moo boot bukki xaj di ko baw. réew mi moo ko yor kon moom la ñu mën a waxal mënuñoo wax ak ñeneen. Macky Sall gëw ma ni benn sénégalais am na fitu taxaw di ko xoqatal mënul nekk parce que mënoo yor police yor gendarmerie. yor réew mi ñu lay xoqatal réew mi ñun ñoo ko dul nangu sax bu ñu gisoon kenn di ko xoqatal. ñun ñooy njëkk taxaw ni ko amu leen droit di ko xoqatal mais bu ñu waxantee dëgg Macky Sall mooy xoqatal nit ñi mon frère bu ñu waxantee dëgg nañ wax dëgg rek bala ñuy faatu dee dem safara te ñoom bëgguma dem safara. moo tax damay wax dëgg. dëgg la billaahi Macky Sall lay xoqatal nit ñi. nu mu leen di xoqatalee. Macky Sall li muy xoqatalee nit ñi mooy. bari nañu bokk ci kawam. taxaw wax lu ni weng Dumburu Saw lu mu wax jaasi laa yor. moo ko wax wala waxuma ko man du ma fen rus naa fen. mu ni jaasi laa yor ku wax man dinaa la ko nandal mu ngi toog këram kon koy ñoom ñooy xoqatal nit ñi. mus ngaa gis opposition fi ku fi yor arme fii amu fi gars yi bu ñuy marche wala ñu li ñu ma def ay loxoy kese la ñu yor. kon discours boobu man gëw ma ni discours bu sénégalais yi soxla la tey. xam nga tey lan la ñuy xaar ci Macky Sall. mooy rupture bi mu diggoon réew mi bonne gouvernance bi mu doon wax. avant muy jël réew mi fan la ci toll. réew mi kenn amu fi intention déstabiliser réew mi man loolu laa gëm. man ngaa jël nag say nit gëm sa Sénégal yi gëmuñu loolu Sénégal yi kenn mënu leen a gëm loo ni opposition bi dañoo bëgg a déstabiliser réew mi. réew mi képp kuñ xam da nga ko bëgg a déstabiliser nit ñi ñooy jóg taxaw def ak yow face mais lii déstabiliser réew mi ak lii xoqatal nit ñi mooy institution yi ñëpp bokk kenn waru ko manipuler. dëgg la lii la groupe lii la jullit ñi ak gor ñi war a wax leneen li ñuy wax li waxi caaxaan la Macky Sall boo tëddee nelawal fii kenn du la fi xoqatal. yow yaa yor pouvoir yëpp téye ko sa loxo. yow yaa war a xam ni réew mi dañ la ko jox ci ngor nga delloowaat ko ci ngor. boo paree nga toog ci réew mi dara du fi yëngu. Ousmane Sonko wax na ko nee na ko boo paree nga dem Mermoz nga toog fa. Macky Sall fii kenn bañu ko fi kenn du ennemi mais Macky Sall moo ñu taxaw ni moom du bokk ñaari mandat la am ñu dem ba ci biir mu naan wii wala non kon kay bu xoqatal di am moom moo ñuy xoqatal. kon wax jooju man bugguma cee sori mais lii dëgg. mooy ñu war koo wax mooy Sénégal réew la moo xam ni am na particularité te particularité boobu dañ ko war a sauvegarder mooy amuñu problème mu ethnie. amuñu problème mu religion encore une fois. Sénégal problème mu nit ñu bëgg réew mi lañ am. te Sénégalais yi kenn mënu wax ni bëgguñu réew mi man damaa jàpp ni ñi ñu jiite léeg-léeg seen bëggum réew mi man dama ciy dute man. waaw. parce que di nga gis yoo xam ni wala yenn taxawaay yoo xam ni day dute ci ni est-ce que ñii réew mi am na lu mu leen jaral. yu mel ni yoon. mais comme yu mel nii yi fi am nii rek barki démb. ñu jëm ci ay élection nga jël liste ya nga xam ni nii. opposition bi ñëpp ca lañ bokk. mbirum liste yooyu sax laa nga xëy ni leen mënuñoo bokk. mbirum liste mais loolu ku bëgg am réew doo ko def. parce que dëkk bu mel ni Matam tey buñ fa demee ay élection Macky Sall kese dem fa. mais loolu kon loolu tuddeetul élection. nañ waxante dëgg. nañu waxante dëgg maanaam nañu delloosiwaat xel yi gëm ni réew mi ñun ñoo ko bokk. réew mi dara du fi yëngatu. réew mi kenn amu fi man de bañuma kenn. lépp lu ma yéene sama bopp. billaahi moom laa yéene Macky Sall. yéene ko képp kuy ab Sénégalais. waaye nag buñ toogee di layam-layami di naxante. ba Sénégal dugg ci guuta kenn du ko ci génne ñii wax naan réew mi du tàkk ñooñu dañoo xamuñu histoire. Bagdad
Cheikh Abdou Khadir Jaylaani fa la tëdd Bagdad tàkk na mu ngi ci guerre civile. Syrie ay saxaaba yu àndoon ak yonent bi ñoo fa tëdd tàkk na tey yaa ngi dégg. Mali gii ñu de géew tàkk na. Sénégal réew mu neex a gérer la. à condition ñu respecter suñu institution yi. kenn ku ci ne li nga moom ñu jox la ko. leneen luñ fi wax. takki rajo di wax du tax jàmm am. la paix c'est pas un mot mon frère c'est une mode de vie. bu ñu naxante jàmm du lu ñuy wax nii rek lu ñuy dund la. te tey jàmmi réew mi ci loxo Macky Sall la nekk bu ñu naxante jàmmi réew mi ci loxo Macky Sall la nekk parce que moom lañ dénk réew mi. mais Imam yow mbirum liste yi. da nga gis ne dafa am njuuj njaaj bu ci nekk. ndax damay dégg ñu ne. bu liste Benno Bokk Yaakaar yi yëpp lañ validé. waaw liste Yewwi Askan Wi. yi am na yu ñu téye. waaw liste Bougane Gueye Dany. moom mairie Dakar. gëm sa bopp. moom bokkatul. ban jàngat ngay am ci loolu ak da nga gis ne dafa am ñu ñuy jaay doole wala ci xoqatal gi lañ nekk ba tey. xoqatal gi ñuy wax naan moom xoqatal gi muy jiñ nit ñi moom mooy xoqatal nit ñi. xoqatal mënul weesu mais liste bi tam bu normal xam nga xoqatal exemple laay joxe man ay fee laay wax. Guirassy bi ne Kédougou. Guirassy ñëpp xam nañ nangu nañ ni ko am expérience la. moom mooy maire sortant bi. ku ko gën a xam élection. mu dem loo xam ne loi bi moo ko may pour mu dem ci préfecture bi di vérifier ay listam ñu xoolal ñu tiim ko ki lacrymogène di ko dóor. mais loolu mooy xoqatal. xoqatal opposition mënu ko def yaa ngi dégg. maanaam nañ teg mbir mi ci ay règles du jeu. kenn ku ci ne li nga moom li sa àq ñu jox la ko. leneen luñ fi def lu dul loolu ñi yee fitna mooy ñi tere nit ñi bokk ñooy yekkatu fitna yi. mais ba ci liste bu normalul Yewwi Askan Wi mais liste bu normalul xoolal liste bu normalul amu fi xam nga lu tax. dégg nga cour d'appel li ñu wax te ay magistrat lañ. préfet yi la nit ñi wóolootul loolu mooy dëgg du ñëpp nag mais am na ci ñoo xam ni seen taxawaay nit ñi dalatul seen mooy crise de confiance bi ma la doon wax. te administration bu ñu demee ba ñàkk seen crédibilité ba nit ñi wóolootuñ leen tey lu toll ni ay préfet jël décision cour d'appel jël beneen décision mënta ñàkk ñu def taxaw seetlu ñi nga xam ne dañoo nekk ay politique ba pare rax ci biir administration ñu soppi ñu génne leen ci. loolu buñ ko deful duñ am solution parce que man tooguma fi pour di wax pour kenn kontaan lii dëgg mooy préfet yi nga xam ne dañoo jàpp ni Macky Sall lañ fi nekkal ci administration bi nañ leen ci génne dañ leen a waroon a sanctionné. parce que cour d'appel nee na leen li ngeen def baaxul mais waruñoo yem ci bàyyi leen noonu dañ leen a war a sanctionné. pour ëllëg kenn du am fitu def ko mon frère nañ waxante dëgg parce que gis nga dëgg Cheikh El Hadj Abdou Aziz sama sëriñ moo ko daan wax du tere kenn dund te nit sa destin bu doon wax dëgg rek mooy tax nit faatu kon yonent bi du gudd fan. sallallahu alayhi wa sallam. te Sénégal nag malheureusement feebar bi ñu dal léegi te nga xam bi mu duggee ci réew mi yàggul mooy naxante rek. mag ñi dañ daan waxante dëgg ah. mag ñi seen waxtaan da daan gaaw parce que ku nekkul ci dëgg ñu joxañ la ni la nekkul ci dëgg. waaw mu féete bu ko defee tey ñi nekkul ci dëgg ñëpp xam nañ ko man moo tax maa ngi saluer décision bi nga xam ni cour d'appel jël na ko di leen ci encourager. am na ñuy wax sax piège la man gëwuma ni piège la parce que ñoom it ñu responsable lañ. gëm nañ ni buñ gisee ni réew mi day basculer te buñ Yewwi Askan Wi boo leen teree bokk mooy élection du fi am. ku la gëm loolu yow mën ngaa jël di njàmbur yi rejeté ko nga dem ci ay élection yu apaisé kooku moom mooy sa noonu. Macky Sall soyez les bienvenus fii kenn du la fi xoqatal yow bu xoqatal dem yow yaay xoqatal nit ñi parce que yow yaa bañ nit ñi bokk te yow dañ la Macky Sall ñu desee la tuñ ko dara mon frère. Macky Sall ñun ñoo ko def ministre de l'intérieur réew mee ko def réew mee ko def premier ministre def ko président de la république ñun lan lañ ko deseel réew mi desee latu ko dara bu deseel di am Macky Sall moo deseel réew mi li mu deseel réew mi nag mooy mu joxe réew mi ci jàmm bu dee dafa am candidat boo xam ne ni wóolu na ko mu samp ko moom mënatu la bokk bu fekkee amul candidat yaa ngi dégg mu organiser ay élections yu légal ku sénégalais yi fal ñu xam ni moom la. vous êtes sur Sénégal 7 yéen a ngi seetaan sama réew. Imam Dramé nekk di def ay analyse ci ni ñu ko tàmm di gisee mais Imam jeexal nañ ci mbirum politique. léegi damaa bëgg ñu dem ci benn fait de société. bi xew jamono ji mais man Imam xaw ma woon ne nit ñi. xaru waa ji ni bi mu xaroo reyaale ay doomam. moomu laa dem ba gis ne ndekete nit ñi. ñu ngi xaru
jamono ji bëri nañ ci ñiy xaru di faat seen bakkan ñi nga xam ne dund gi dem na ba soof leen ñuy faat seeni bakkan lan mooy waral nit dem surtout jullit dem ba jamono joo xamante ne balaa ñuy dugg ci cas bi exactement dem ba jamono joo xam ne yow dee ngay bëgg rey sa bopp te ak dee ni méttee. waaw xam nga loolu li ko indi wolof nee na lu yëngu la ne la ko yëngal ko ëpp doole. gis nga doomu aadama yàlla daf ko bind ci ñaari mbir yoo xam ne yàlla ci la ko bindee. bu njëkk bi mooy corps bi mooy li ngay gis nii. yaram wi beneen bi nag mooy ruux bi. laam bi. te benn bu ci ne dafa am lu mu soxla. corps bi xam nga lan la soxla ay vitamines la soxla. sport. lekk gu baax pour wér. mais ruux doomu aadama dafa am lu mu soxla mooy jaam mooy yàlla. mooy ibada. moo tax yàlla ni wa maa xalaqtul jinna wal insa illa li yaabudun dama bind nit ak jinne pour ñu jaamu ma. nit sa ruux bu sa ruux dundul moo lay yóbbu seytaane man la ba def loola lu ko neex. nit ñi nag dañoo nekk tey ci crise bu bon ci réew mi ak ci àdduna mooy crise spirituelle parce que bu ñu naxante nit boo jaamul yàlla rek sonn. waaw boo toppul li nga xam ni moom la yàlla sant topp sa bakkan nit il faut mu am kum jaamu benn da ngay jaamu yàlla wala nga jaamu sa bakkan wala nga jaamu seytaane wala nga jaamu àdduna moo tax sufiyanke yi dañuy wax ne bu ñu lay tarbiya dañuy wax ni nit bu ñu lay tarbiya loolu ñi yëngu ci wàllu sufiyanke xam nañ ko dañuy wax ni ñeenti étape la ñu tënk ko ci nashhadu nuun siin haa deel nuun gu njëkk gi mooy lan an nafs maanaam nga fexe ba xeex ak sa bakkan ba dominer ko. boo xeexee ak moom ba pare seytaane ñëw boo xeex ak seytaane ba pare bànneex ñëw. soo paree ci bànneex àdduna ñëw boo dominer ñett yooyu yëpp nag nekk nit insaanul kaamil bi ñu soxla woon. nekk ambassadeur yàlla ci kaw suuf. maanaam nit ñi il faut ñu delluwaat ci yàlla. yàlla bu ne julli leen julli dafa am julli ay médicament la. yàlla bu ne kuy julli am na loo xam doo ko def tanha anil fahsha'i wal munkar mooy kuy julli dëgg doo mën a fen boo digsee dëgg da nga koy wax kuy julli dëgg doo lekk riba kuy julli dëgg kon baa ñun ñoo ngi julli ñun moom loolu moom question la boo xam ni damay bàyyi nga laaj ko Oustaz Alioune Sall Oustaz Alioune Sall bu ñëwee nga laaj ko mais kuy julli doo lekk riba kuy julli doo wax lu dul dëgg parce que mais ay ñoom gymnastique la ñuy def quoi mais dëgg-dëgg julli moo amatul mooy puus nit nag seytaane moom ko puus ko ba mu àgg ci yenn dimension yi bay rey boppam di rey njabootam mbokk yi jullit mënta xaru fii yaa ngi julli di woor di joxe sa asaka di ko def ni nga ko waree même bu la seytaane duggee dina am fu mu yem ci yow bu fekkee ni yoroo feebaru xel parce que bari na koo xam ni dafa nekk ci société bi ba pare am feebaru xel moo tax Sénégal malheureusement politiciens yi tey débat yi nga xam ne réew mi dañ cee waroon a wax waxuñu ci réew mi tey li ñu waroon a wax nan la ñuy fexe ba santé bi ñëpp ku feebar mën a faju nan la ñuy fexe ba nit ñi ku bëgg a jàng mais tey débat yooyu waxuñu ci réew mi benn minorité ñoo jàpp otage réew mi tënk nit ñi ci politique ñenn ñi li ñu fexe mooy ni ñuy fexe ba toog fi ba faaw ñeneen ñi tamit ni ñu fexe ba jëlee leen fi maanaam puusal ma toog boobu am na fi donte du ñëpp mais ku xam système mu Sénégal depuis 60 mu nekk fi ba tey looloo fi am Macky Sall mi gis nga yaakaar gi ñu amoon ci moom ak fi mu jëm ñun man damaa bokk ci ñi fal Macky Sall léppam oui man Macky Sall le 23 juin maa nga fa woon maanaam man boo gisee des fois nit ñi duñ comprendre fa man damaa fekke lépp daf ma fay fekk man témoin oculaire la dara rëccu ma ay discours démbam ma ko daan dégg bi mu yoree nguur it bokkuma ci ñi tëb di acharné wu ci kaw dama koo topp di ko topp mais dem ba xam ni fa mu jëmee réew mi gënul loolu mooy dëgg ku ko wax mooy dëgg ku wax leneen it nekkal di nax sa bopp gis nga mon frère jullit war ta xaru dafa araam ittifaaxan li koy indi nag laa lay wax li koy indi mooy nga dem ba sa xol bi yàqu ci ay bàkkaar waaw loolu moo am parce que bari na lu nit di sañ li tax mu sañ ko bàkkaar yu bari la dëgg la parce que yàlla moom bu la nee bul def bàkkaar amu ci benn intérêt yàlla bu dee jaamu am na ñu ko jaamu malaayika yi ñoo ñu ëpp fuuf te ñu ngi sax ci di jaamu yàlla
nahnu nusabbihu bi hamdika wa nuqaddisu laka ñoom fu ñu toll ñu ngi jaamu yàlla kon yàlla lépp lu mu lay tereloo rek lu mu la ne bu ko def sa intérêt moo ci nekk bu la nee jullil dafa bëgg sa xol bi dal nga am esprit bu tranquille mais malheureusement nag léegi ñu ci bari seytaane daf ñoo not moom ñu ba moom moo ñuy def loolu lu ko neex di ñu manipuler. Imam est-ce que waruñu profité waale tam si situation bi xoolaat mbiru sëy surtout ci réew mi parce que li ñuy wax naan sëy jaamu yàlla la. waaw loolu moom dëgg la. jaamu yàlla gi nag mooy waral di nga nekk ak ku jigéen mu def la lu la métti nga muñal ko ko ku jigéen ki nekk ak ku góor mu def ko lu ko métti mu muñal ko maa ngi doon dégg sax ne benn waaye di wax jàngat ci sëy ne sëy la la war du sa digganteeg sa jabar mais la la war mooy sa digganteeg sa boroom ndax sa boroom ngay jaamu si sa soxna si tamit boromam lay jaamu ci borom këram mais kon est-ce que waruñu tëggalaat nit ñi jàngalaat nit ñi perception sëy parce que sama genre gi ñun ñun sëy ñun bëggee lañ ci yaakaar de ak foo kafre boo ñëwee bu ngeen xuloo benn xuloo ku ne ñibbi dem toog këram xam nga Vito li indi problème boobu mooy ñun benn école lañ am sëy normalement bu doon réew mi dafa sérieux fan lañ ko war a jàngale ci école yi waaw école yi lañ waroon a ubbi nit ñi jàngale fa nit ñi ni ñuy sëyee mais école yi programme yi ñuy jàngal ku ne xam na ko école Jules Ferry bii ñi ci génnee ñoo ne école bi échec na parce que école bi lim lay jàngal ci littéraire ngay nekk ñun puso sax mënuñu koo defar wallaay maanaam sëy mënuñoo monter la jaamu yàlla gënu koo rëy yonentu saay sallam bi muy dem li mu mujjee dénkaane ma wax la ko mooy dañu uusikum bin nisaai xayra maa ngi leen di dénk ngeen jox jigéen ñi yiw seen wàccuwaay jox leen yiw jigéen dañ ciy jaamu yàlla ci moom jigéen moom yàlla moo ko yëkkati dëgg la waaye jigéen tamit dafa war a xam ni jëkkëram dafa war a jaamu yàlla ci moom li sénégalais yi di wax noonu waxi sénégalais la mais diine li mu wax mooy ñaari côté yëpp ku ci ne da ngaa war a def li nga war a def ku jigéen ki xam ni ku góor ki mooy sangam waaye ku góor ki tamit xam ni ku jigéen kii mooy soxnaam dëgg la buñ ko defee rek yërmande am mawaddatan wa rahma ja ca am cofeel am seen diggante yërmande am seen diggante bu ko defee da ngeen di mën a dund ko dal loolu école lañ ko waroon a jàngale mais malheureusement suñ école bi dañ ko occupé di fa jàngal nit ñi nu ñuy naxee loolu la sëñ Abdoulaye waxoon sëñ Abdoulaye nee na jàng tubaab ñetti étape la da lay jàngal day fexe ba kenn du la mën a nax xam nga loolu baax na ak nooy naxee nee na boo demee ba université ñu jàngal la nooy naxee te kenn du ko xam malheureusement moo am Sénégal nit ñi jàngee mooy nuy naxee te kenn du ko xam di manipuler nit ñi occuper médias yi c'est malheureux pour Sénégal mais loolu moo fi am xëy na nag ñu ngi yaakaar ñii wut réew mi tamit man moo tax ñii di wut réew mi problème mu Sénégal fi mu nekk dëgg waxaguñ ko problème mu Sénégal école bi la école bi moo baaxul école bi baaxul mon frère école bi fii ak nangu ñoo am courage génne ko li suñ maam yi bind suñ aada yi ñu nangu ko caa jàngale buñ problème buñ jógee dinañ dem ca ba ca des. Imam fu mu toll nii nag waxtu bi jeex na tàkk te de émission bi vraiment neex na ma lool. damaa bëgg parce que nit ñi Imam dañoo stressé. waaw surtout xale yi. waaw xale yi nga xam ne toll nañ ci buntu ut wala buntu am. mu dëgër fu mu toll nii. nit ñi stress bi xam naa stress beeg mbir yooyu yëpp. nga joxe benn message boo xamante ne daal dina réconforter nit ñi dina delloo si nit ñi daal li nga xamante ne stress daal li ci gën a gaaw mooy zikkar alxuraan wax na ko xol moom li koy dalal du ay immeuble yu bari du ay jongama yu bari lii tax nit bañ a stressé mooy zikkar ala bi zikrillahi tatma'innul qulub loolu alxuraan la zikkar nag ci jamono ji bi ci gën mooy istighfar moom ku ko saxoo parce que ñun bàkkaar yi bari na Sénégal presque ñi dul fen bareetuñu te bàkkaar yëpp fen a ci gën a bon saa su ñu ne fen day yëngal aras non fen moom boo waxuma la yëngal aras mais yonent saa sallam dañ ko laaj ndax jullit dina njaaloo mu ni bu ko yàlla nattoo de mën na ko def parce que bàkkaar la ndax jullit dina sàcc mu ni bu ko yàlla nattoo yooyu yëpp ay bàkkaar la waxuma kenn njaaloo waxuma kenn sàcc mais exemple lay joxe ñu ni ko ndax jullit dina fen mu ni al mu'minu la yakzib jullit du fen léegi nag lii tax nit kii dal mooy zikkar istighfar daal am na benn lim bu ci mag ñi daan joxe mooy 1947 nga xam ni moom boo ko adadee moom la lay jox ku ko mën a saxoo di ko def dalal sa xol 1947 benn yoon wala ci journée boo ko mën a def benn yoon baax na boo ko mën a def suba ngoon baax na
mais le minimum nga ngay def benn yoon. ba pare di julli ci yonent bi salaay salaam. loolu rek a fi des ci jamono ji. parce que julli ci yonent bi li tax mu am doole. mooy même bu fekkee ni da ngaa tooñ ñeneen dañuy wax ni nit ñi buñ la yowmal xam bu ñu leen di àtte foofu lay daanelee. man tey su ma la tooñee yow Vito dañuy jël samay tiyaaba di la jox. waaye ne buñ accès ba ci yi ma julli ci yonent bi duñ ko mën a jël. te julli ci yonent bi kon moo fi des ak istighfar. na ci nit ñi dellu. buñ buggee mucc sinon coono bi day gën a metti. li alquran waxoon ni wa naxshuruhu yawmal qiyaamati ama maanaam dankan ja am na lu ko jiitu mu ni laaya ja mu ni bu ngeen nekkul ci li yàlla indi dund gu xat ngeen di dund maari day taali yawmal qiyaam bu ñu fa demee musiba fekk ñu fa. kon imaam ñu ngi lay tey yawmal qiyaam nag fii lañ koy lijjantee. duñ xaar ba àgg fa. kon nañu dellu siwaat ci yàlla. nitu diine yi tamit gën a yokkaat dellu siwaat nit ñi tamit xam ni àdduna jeex na. waaw mais dellu ci yàlla bi ci gën a gaaw mooy di wax dëgg. parce que boo doon julli nag ba yéeg ci kaw asamaan si te doo wax dëgg yonent bi nee na saytaane bu luu nga as-saakitu anil xaqi saytaanun axras dëgg mooy njëkk mooy mujj lu wax ji bari boo nekkee ci dëgg bu asamaan si doon daanu sax taxaw ci bis dina ñëw ñëpp fekk si la ci loolu Serigne Touba moo wane yoon wi Serigne Touba gars yi diabolisation bu ne dégg dund na ko. dëgg la waaye tey bu wootee Touba ñëpp dem de. dëgg la kon diabolisation yooyu warul tere nit wax xalaatam. waaw. kon imaam ñu ngi lay gërëm. maa ngi lay gërëm di kontaan di la ñaan nga tàggoog di la bàyyi nga tàggoog sa. tàggoo bi mooy sant Sénégalais yi internet yeeg yooyu sa fan sa club bi ndax. fan sa club imaam. est-ce que man am naa fan sa club man nag man sax man wóorul parce que man ngaa nekk sama fan sa club bis ñëw duñ bokk position. léegi daal mon frère. ñu ngi wax ni lépp luñ fi wax. loo xam ne ni yàlla rek a tax. yàlla nañ ko yàlla defal tiyaaba lu ci dëng ñu xam ne matadik doomu aadama la. ñu ngi lay sant bu baax di sant groupe bi yëpp Sénégal 7. di ñaanal monsieur Mboup ak Pape Ngagne ak mbooleem ñi nekk ci groupe bi yëpp. di wax ni nañu jiital intérêt Sénégal. le Sénégal d'abord Sénégal rek moo fi nekk kenn nekku fi. man loolu laa gëm Sénégal first li anglais yi di wax. waaw kon ñu yemale fii waxtaan. kon ñu ngi leen di. nuyuwaat ñi ñu doon seetaan ñu ngi leen di gërëm di leen jox dig daje incha allah ci biir sama réew. waaw incha allah man moom dinaa faral di ñëw fi ndax sama jotaay ak yow. man dama koo bëgg man. incha allah di gërëm ñi nekk régie Abdou Fall Malick ñeen ñëpp ñi nga xam ne jàpp ngeen ci émission bi ba mu jàppandi di leen wax ne nekk leen si jàmm ba bye bon week-end à tous. ciao merci beaucoup. Senegal7.com, le roi de l'information en temps réel. Suivez-nous sur YouTube, Facebook,